D'abord maa ngi leen di gërëm ci invitation bi di leen nuyu ñi nuy seetaan ñëpp comme ni ma koy waxee toujours di ñaan yàlla li ñu fiy wax amal njëriñ réew mi. D'abord li may jëkk a def mooy jàpp ne bu fekkee juge dem dafa wax ne conseil constitutionnel dañ ne ndax kooku ñàkk na leen teggin parce que foofu ay maga fa nekk ay kilifa jàpp naa ne umpulewuñu yoon bu mën leen cee nax et puis di leen jàppe ne ñuñ mën a nax la loolu day bokk ci li ñuy wax décrédibilisation de la justice te loolu baaxul ci réew war naa génne ci gémmiñu ku ne nag ba mu des ab juge loolu mooy benn bi. problème mu Sénégal nag dañuy réew moo xam dañoo bëgg coow waaw Sénégal moom coow moom moo nu gënal liggéey coow nag bu xasee tàmbali ki xamut dina wax ki xam dina wax su ko defee boo defu ndànk sax maanaam mën nañoo dem ba yow sa bopp jaxasoo mais man affaire mandat troisième mandat bi moom li ma ci xalaat dafa simple mooy bi président Macky Sall di falu 2012 fekk na booba mandat yi ñu limité ko ñaar moom ci boppam li mu wax askan wi ne yéene koo tëj buntu boobu ba kenn dootu ko mën a ubbi maanaam kenn dootu mën a wut ñetteelu mandat ba amee ñaar ba noppi moo tax mu dugal ci biir constitution bi ne képp kenn dootu am loo mën a am dootu mën a am ñetti mandat yu tegaloo lépp ñaari mandat yu tegaloo loolu moom moo ko wax loolu ba mu koy wax ne li mu jublu mooy tëj buntu boobu ba kenn dootu ko mën a ubbi parce que boo kenn fàtte 2011 ba 2012 dafa am coow la amoon ci réew mi coow la mu ngi jóge ci yaari yëpp mooy nombre mandat bi ak durée mandat bi loolu sax man dafa nekk coow loo xam dafa yàgg ci politique gu Sénégal président Macky Sall ni sama yéene mooy buntu boobu ma tëj ko coow loolu ma jeexal ko fekk na avant muy falu moom mandat bi def nañ ko ñaar ba noppi lan ci yokk mooy wàññi mandat bi mu nekk 5 mu teg ne léegi nag kenn mënatul am lu ëpp ñaari mandat kon li may jàpp rek mooy moom ci boppam jàpp naa ne géntut xelam xalaatul ne dafa bëgg a amaat troisième mandat ndax loolu mooy li nga xam ne moom la yéene ci réforme bi mu def mais moom ci moom kàddu yi mu yëkkati aussi avant lii moo doon ne moom mandat bii muy laaj bu ñu ko joxee mooy nekk troisième mooy nekk dernier mandat kon wax jooju bon évidemment Sénégal réewu démocratie la nit ñi am nañ droit joxe seen opinion waaye li ma jàpp mooy yëf yi moom mi ngi dépendre essentiellement nag ci moom ndax moom moo waxoon Sénégalais yi mais dafa bëgg a tëj buntu coowul mandat yu bari dafa bëgg a tëj buntu coowul mandat yu yàgg muy 7 ans moo tax mu indi changement yi mu ci indi benn mooy ñu léegi mandat bi 5 ans la mu yokk ci ne kenn dootu mën a def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo kon ginnaaw moom def na benn mandat te moom moo ne woon kenn mënut a def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo jàpp naa ne loolu ñuy wax naanaam wax jooju boppam la ko war a jëkk a appliqué avant sax mu di ko jéem a appliqué keneen kon c'est vrai réewu démocratie lañu nekk nit ñi bu leen neexee wax seen xalaat waaye li ma jàpp mooy Macky Sall mandat bii muy jëblu nar a dugg le 2 avril boobu moo war a mën a nekk moo war a nekk dernier mandat su ko defee bu mandat bi jeexee mu dem defee leneen loolu man mooy sama gis-gisu bopp. affaire mandat Wade bi ak situation Macky Sall dafa bokkut parce que président Abdoulaye Wade bi muy falu booba mandat yi kenn limité wu ko président Abdoulaye Wade moo yokk ci constitution bi ne mandat ñaari mandat la nit mën a am moom mënu ko weesu loolu Abdoulaye Wade moo ko ci yokk. moo tax bi ñu demee conseil constitutionnel ñoom ñu ne ko li nga soppi ci constitution bi te mu jëm ci mandat bi mënuñu la koo teg sam ndodd ci mandat bu njëkk bi nga am loolu mooy di conseil constitutionnel waxoon man personnellement dama la wax sama bopp rek laa lay waxal mooy le 23 juin bi nga xam ne dem naa ci mobilisation bi ci assemblée nationale ba jant bi soo Abdoulaye Wade retiré loi bi mu bëggoon na defal assemblée nationale man booba laa ne la combat bi pare naa ci parce que man li ma doon bañ mooy loi boobu jàlloon assemblée nationale waaye nag Abdoulaye Wade ndax dana nekk troisième mandat wala du ko am kooku man dama jàpp ne Sénégalais yi ñoo ko war a régler seen bopp te Sénégalais yi ñoo ko régler seen bopp kon man jooju wax position bi ma ci amoon boobu laa ci am rek mooy bii président Macky Sall jàpp naa ne mandat bi ñu ko falaat nii mooy ñaareelam di dernier mandat maintenant nag comme li wolof di wax li ci kanam rawuti bët moom ci boppam moom yéen li mu waxoon nit ñi mooy yéeneem mooy tëj buntub coowul mandat bu yàgg muy 7 ans tëj buntub yeesal mandat yu bari loolu nag def na ko ci conseil constitutionnel wax moom ci boppam ci constitution wax na moom ci boppam ne mandat bii muy laaj moo nar a nekk premier mandat léegi nag nañu bàyyi rek satan bu fekkente ne dem nañ ba jëmmi jamono bu waxee leneen ñu xool leneen lu ñu war a wax waaye man daal li ma jàpp mooy mandat bii Macky Sall di tàmbali moom di bëgg a tàmbali moo war a nekk dernier mandat ci
yor bopp Sénégal. d'abord avant may wax ci gouvernement bu yor xaar d'abord damay rendre hommage gouvernement bi ndax xam nga président de la République ci ñaari tànk lay dox benn bi mooy gouvernement am bi des mooy majorité parlementaire am ñaari tànk yooyu dox Macky Sall dama ci dénkoon benn muy majorité parlementaire bi may dajeek ministre am yëpp nag ak premier ministre kon man xam naa xarañ gu ne ci ñoom ñi ci ëpp man gu ne ci ñoom ak yéen def lu baax gu ne ci ñoom kon ñooñu maa ngi leen di rendre hommage parce que li ma gëm mooy bilan président Macky Sall bu positive ba Sénégal yi falaat ko à 58% la ci ëpp mi ngi jóge ci gouvernement ak majorité parlementaire am ndax ñooñu ñoo ko doon jàppale pour mu mën a gouverner Sénégal ñooñu ñoo ko doon jàppale pour politique bi mu définir ñu mën koo doxal ci réew mi kon gouvernement bi maa ngi leen di rendre hommage tàmbale ci ki ci mujj ba ci premier ministre ci liggéey bi nga xam ne def nañ ko muy liggéey bu rafet parce que bu liggéey bu rafetul woon kon président Macky Sall duñ ko mën a falaat ci pal gu rafet giñ ko falaat. maintenant ban gouvernement lay xaar rek mooy li ma jàpp ne moo tax Sénégalais yi falaat président Macky Sall parce que souvent damay wax ni président de la République yii tax ñu falaat ko benn bi mooy li mu tàmbali woon mu àggale ko bi des mooy li mu yéene mu jëfe ko loolu nag mooy lii rek lay tekki mooy continuité stabilité ak efficacité ñett ñi jàpp naa ne moo tax ñu falaat ko moo tax ma jàpp ni gouvernement bi mu falaat loolu war na caa génn maanaam war naa feeñal continuité ci biir gouvernement bi war naa feeñal stabilité ci gouvernement bi mais aussi war naa feeñal efficacité ci gouvernement bi loolu nag moom mooy sama xalaat bopp moom nag la muy xalaat ndax moom rek la Sénégalais jox sañ-sañ mu tànn ñi koy yoral gouvernement bi jàpp naa ne buy tànn dina tànn la muy tànn dina baax ci ñoom ndax déjà ba mu nekkagul président la ba muy door a doon président bi tànnal na nit ñu mën a liggéey jàpp naa ne loolu lay continuer waat muy tànn gouvernement boo xam ne dinañ ko mën a jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom la dikk waa Sénégal mooy àggale li mu tàmbali yokk ci li mu yéene réew mi ci 5 ans yi ñu jëm jàpp naa ne gouvernement bi loolu dina ci feeñ. waaw xam nga gouvernement moom boo demee ba dugg ci ne dootoo wut gouvernement politique boobaa moom boy bu ñu bàyyi démocratie waaw démocratie moom boy bu ñu bàyyi ko c'est-à-dire gouvernement moom politique moo ko tax a jóg d'abord li ci des nag leneen mais parce que politique mooy indi ay résultats mooy mbay mi diplomatie bi défense bi sécurité bi tëli yi loolu lépp politique la. kon gouvernement moom politique mooy li nga xam ne moo ko tax a jóg comme li ma wax sànq rek moom mooy tànn ñi nga xam ne jàpp na ne war nañ ko mën a jàppale ci liggéey bi ba li mu yéene mu mën koo def kon xëy na moom mooy seet ci Sénégalais yi ñi mu jàpp ni ñii bu leen boole ci liggéeyam danañ mën a maintenant ci sama principe philosophique bopp mooy bu fekkee da ngay yor réew juróom-ñaari at da nga soxla yaar yii te da nga soxla li may wax un nouveau souffle ndax 7 ans dafa métti Macky Sall tëdd sax daawu ko def nelaw peut-être xëy na 2-3 heures de temps lay nelaw par guddi gën ngaa bëri 4 mu métti trop ñi mu doon liggéey itam loolu métti ñoom trop aussi kon jàpp naa ne président moom soxla na un nouveau souffle jàpp naa ne soxla na aussi de nouvelles idées kon xëy na wut ñu bees yokk leen ci li ma leen wax stabilité bi continuité bi ak efficacité bi du yàq liggéey bi donc mais lu mu ci war rek moom moo am sañ-sañ tànn ko neex mais jàpp naa ne soxla na daal un nouveau souffle soxla na de nouvelles idées loolu nag la muy war a àndal mooy de nouveaux hommes y compris dans le gouvernement et même dans le cabinet présidentiel je crois que laaj na doon na baax mu fekkee mën nañu fay nit ñu bees ñu indi yeneen xalaat yu bees yeneen gis-gis yu bees yeneen yéene yu bees geneen cawarte gu bees dina tax liggéey bi gën a yomb mais nag comme li wolof di wax aussi bu ñu ko affaire tubaab bi sax ñoo koy wax bu ñu ko fàtte on ne change pas une équipe qui gagne quand même l'équipe qui a gagné mooy ñi mu àndaloon 2012 ba léegi parce que nag boo xoolee gouvernement bu stable la Macky Sall boo xoolee premier ministre am na 5 ans loolu stabilité boo xoolee les ministères les plus importants daanaka amul changement kon loolu moom gëm na ne stabilité bi dafa baax parce que stabilité bi day tax liggéey bi gën a gaaw muy efficacité mais lu mu ci mën a doon rek moom la Sénégalais yi fal moom mooy seet kan la bëgg mu toog kan la bëgg àndal ci liggéey mais jàpp naa daal soxla na nag mu insuffler de la nouveauté de la jeunesse de la femme
dans le dispositif gouvernemental et certainement dans le dispositif de son cabinet présidentiel. xam nga gouvernement xam nga du loolu mu ko du fu ñuy recaser kenn alliés yi ngi tudd ñoog waa APR ñoo yem sañ-sañ ci nguuru Macky Sall parce que bu kenn fàtte ne bu fekkoonte ne Ousmane Tanor Dieng ñoom ak Moustapha Niasse ak ñoom Amath Dansokho ñi ci des ak ñoom Abdoulaye Bathily ak ñoom Serigne Mansour am ñu woon ak Macky Sall ak Idriss Seck même kon mën naa am du falu 2012 faluwaat gii mu faluwaat tam kenn ku ne gis na alliés yi taxaw bi ñu ci taxaw kon alliés yi kenn mayu leen dara kenn séddu leen seen yëf lañ leen di jox te nag jàpp naa ne fii mu jaar juróom-ñaari at yi mu yor réew mi am résultat yi mu am bokk na ci li ko may mooy coalition bi dëgër gu mu dëgër ndam yi mu am ni mu réyee ni mu rafete bokk na ci li ko may coalition bi kon jàpp naa ne aussi ci biir gouvernement bi muy taxawalaat war naa mën a refléter liggéey boobu nga xam ne ànd nañu moom liggéey ko ba 2019 mais aussi war naa mën a refléter ànd gi ñu ànd ak moom ba mu faluwaat donc kon alliés yi effectivement dañ ci am place buñ ko yokkut kenn waru ko wàññi loolu mooy sama gis-gis. xam nga xëy na Ousmane Sonko bu tontoo loolu day gone wala boo xëy na culture politique am des lool nag boobaa gis nga ci histoire politique u Sénégal 1960 ba léegi opposition dafay soxla pouvoir ndax opposition yorut nguur gi pouvoir bi opposition daf ko soxla ngir mën a avancer ses causes Abdoulaye Wade bi mu bëggee am créer parti politique dafa fexe ba jàmmewook Senghor ba li mu bëgg am ko waaye kenn ku ne xam bu njëkk sa demoon na ba tudde boppam parti de contribution c'est que boobu moo xam ne fi mu jëm xam ne li mu bëgg donc opposition dafa soxla pouvoir parce que opposition am na lu muy gisee ne ci processus électoral bi am na rëq-rëq waaye opposition amul possibilité soppi loolu donc pour mën ko soppi daa war a mën a wax ak pouvoir bi ñu def mooy le pouvoir aussi soxla na opposition parce que bu fekkee da nga yor nguur xëy na ñi ci biir ñun ñi ne ci biir nguur gi yenn rëq-rëq yi duñ ko gis wala buñ ko gisee duñ ko mën a wax waaye bu la ko opposition waxee nga xool ko bu ñu opposition bi ne sa bët bii nam tuddati ak banta ngi ci nga xool ndax wax na dëgg wala dëgg parce que bu dee ñun ñi ci biir mën nañ ne du bant or la opposition donc dafa amal njëriñ pouvoir comme ni pouvoir aussi amal la njëriñ opposition comme ma jàpp ne ginnaaw jóge nañ ci élection président Macky Sall Sénégal yi falaat nañ ko fal bu leer nañ mu am ubbi ku toll ne damaa bëgg a def am waxtaan te nag ma fàttali waa réew mi ne Macky Sall ñëwut day waxtaan ak politique daf ne dafa bëgg organiser benn dialogue ouvert et constructif maanaam waxtaan yu yaatu te amal njëriñ réew mi loolu nag wax dëgg yàlla koo xam ne jàpp nga ne réew mi moo la tax di yëngu loolu buñ la ci woo da ngaa war a wuyu bi ci des mooy dafa jox rendez-vous Sénégalais yi ne bu prêter serment ba noppi dina ci dellu si joxe projet wala daf ne bala ngaa pes kanamu gimiñu sàmba da ngay xaar ba xam lu muy walis kon bu fekkente ne président daf ne bëgg na ubbi organiser waxtaan wu yaatu te amal njëriñ réew mi bala nga ne duma dem da ngay déglu ba mu wax li waxtaan wi la ci lan la tënku la mu tënku nag su fekkente ne d'accord ci boobaa mën nga ne du ma dem mais li gën sax mooy nga ne ko man kër lii nga wax d'accord baax na waaye bu ma sañoon nga yokk ci lii gis nga démocratie république mi ngi avancé ci ñi nga xam ne ñoo ko seq ñuy def ay transaction maanaam di weccantey loxo xam nga wolof bi dañ naan loxoy Kajoor day weccoo loolu la ñuy wax Kajoor xam nga loolu la koy wax loxoy politicien nag moo gën a war a weccoo ndax ci loolu la démocratie di avancé waaye bu fekkente nit ki lu wax rek nga ne ñëwuma yooyu moom jàpp na ak ngonee la wala ñàkk am xam-xamu politique ñàkk am xarañu politique en tout cas boo xoolee le code consensuel bi amoon 91 la ko indi mooy Abdoulaye Wade mu daan waxtaan ak Diouf Abdoulaye Wade boobu mi ngi ci kaso bi nekk député ñu jël ko tëj ko ci biir kaso bi la doon waxtaan ak Abdou Diouf léeg-léeg mu génn fekk ko Popenguine ca loolu moo jur code électoral consensuel de 91 code boobu moo tax Abdoulaye Wade falu 2000 kon nit day xarañ malheureusement nag xëy na ku mel ne Sonko xëy na culture politique am moo des xëy na ak xadaram ak xëy na peut-être ñi mu nekkal xëy na duñ ko wax dëgg waaye jàpp naa ne yoon wi moom fekkee ci la bëgg a jaar bu defu ndànk fa muy jëm du sori. coalition Idriss Seck ma xam naa ne ñu bari am nit ci bokk ñoo xam ne daañu wujji Macky Sall bu wax ji bu mu leeralee li tax mu woote ko su leeralee li tax mu woote ko jàpp naa ne ku mel ne PDS dana ko ci wujji kon dañoo war a xaar rek ba mu wax xam nga affaire bi soriwut bu waxee moom li tax mu ci lan la bëgg ñu waxtaane ko jàpp naa ne su boobaa koo xam ne gis nga ci sa bopp mën ngaa ñëw ku ci gis sa bopp te mën nga ko ne ndax doo ci yokku lii
parce que loolu moo def ne ku la woo wax la mbaa mu jox la. non non xam nga PDS dafa def erreur juróom-ñaari at yëpp PDS dafa nekk ci erreur 2012 ba léegi PDS moom ci erreur de stratégique la nekk d'abord bi ñu jógee ci nguur daanu la ñu waroon def mooy toog autour d'une table xool lan moo leen daane defuñu ko parce que bu ñu ko defoon danañ jubbanti seen doxalin jubbanti ni parti bi doxalin yemuñu foofu ñu jékki-jékki jël koo xam ne wóor na leen ni mënul nekk candidat def ko candidat ba tax tey jii PDS bokkul ci élection yi te loolu di loo xam ne lu garaaw la ci histoire du Sénégal parce que 1974 ba léegi lu fi xew ci politique rek PDS dugal na ci loxoom kon loolu jàpp naa ne erreur boobu jot na nag ñoom ñu jóge ci bu fekkee PDS bëgg ñoo sànku jàpp naa ne li leen war mooy ñu génn ci nag nihilisme boobu ak radicalisme boobu parce que loolu mënul leen a jëriñ dara parce que ñoom mënuluñ dara Macky Sall fal na ba noppi te ginnaaw jàpp nañ ne mi ngi nekk dernier mandat PDS soxla na war naa mën a soxla Macky Sall pour mu dimbali ko ba jafe-jafe yi muy dund mu weesu ko kon encore une fois ci mbirum wéet ak ñàkk wéet ci yoon loolu moom dama lay delloo rek Serigne Touba Serigne Touba nee na yoon bu baax moom kenn du ci wéet soit dañ ci fekk nit wala nit dab la ci kon même parce que dialogue ouvert et constructif aussi du dialogue avec les partis politiques man li ma gëm mooy président de la République dañu war a inaugurer beneen gouvernance bu bees mooy lépp loo xam ne dañ koy def maanaam Sénégalais fa ñu nekk ci collectivités locales yi état président di waxtaan ak ñoom Sénégalais fa ñu nekk ci daayira yi président di wax ak ñoom Sénégalais fa ñu nekk ci nam tudd ci association de jeunesse muy ASC yi wala ODCAV yi wala ONCAV yi Sénégalais fa ñu nekk ci conseil national de la jeunesse Sénégalais fa ñu nekk ci groupement des femmes moom mu di leen fekk di waxtaan ak ñoom pour xam lan mooy seen yitte bu xamee seen yitte ba noppi mu door ko wuta saafara jàpp naa ne bu ñu wax dialogue constructif et ouvert li ci président la bi jublu rek mooy waajal Sénégal ba li nga xam ne suñu borom baaxee nañ ko muy ressource muy lu mel ne pétrole bi gaz bi bu ñëwee mu nekk ay njëriñ ci waa réew mi te bañ a nekk lor jàpp naa ne waxtaan woowu nag Sénégalais bu ne war na cee mën a dugal loxo autrement dit bu waxtaan wi la ko war a laal rek mooy ban gouvernance la ñu war a tabaxaat ban yorinu réew mi la ñu war a tabaxaat démocratie bi naka lañ ko war a gën a dëgërale ba Sénégal ba li nga xam ne moo aar Sénégal 1960 ba léegi amuñu coup d'état guerre civile amu fi guerre ethnique amu fi loolu ñu gën koo dëgëral jàpp naa loolu ci la président de la République war a woote te jàpp naa loolu kuñ ci woo ku ne war ngaa wuy fekkee Sénégal moo la soxal man dugguma ci politique fan yii 1978 ba léegi maa ngi yëngu séparation des pouvoirs dafa am lu muy tekki pour man mooy lan exécutif bi président de la République yor di def yëfu exécutif assemblée di def yëfu assemblée justice di def yëfu justice ma jàpp ne nag séparation des pouvoirs boobu am na ñetti yëf yu koy gàkkal bu njëkk bi mooy pouvoir grâce bi nga xam ne dañ ko may président de la République ne justice mën naa daan nit président dindi ko jàpp naa ne loolu gënut ci séparation des pouvoirs bi ci des mooy assemblée nationale ñu may ko justice bu décidé mu amnistier bu daanee nit mu amnistier ko ma jàpp ne loolu aussi day gàkkal nu mu tudd séparation des pouvoirs ma jàpp ne président la bi ñu may possibilité moom mu mën a dissoudre assemblée nationale ma jàpp ne loolu aussi day gàkkal séparation des pouvoirs kon man bi may wax ci mbirum séparation des pouvoirs laay wax nit ñi nag ñoo gis nit waaye man waxuma loolu ci pouvoir laay wax état organisation ak fonctionnement xëy na nag boo waxee dara Sénégal yi moom dañ lay xool duñu la déglu man je parle de principe jàpp naa ne li ñu war a parce que grâce bi amnistie bi ak dissolution bi lépp ñu ngi ci constitution ba léegi kon am na man néew ma moom gracier wala bu ndax am na sañ-sañ bi dama ne nañ ko dindi ci constitution su ko defee bu ñu palee ay député ñu yor seen mandat ba mu jeex kenn du leen tas su justice décidé ñu mën ko bàyyi mu jàll maanaam président la du ko dindi assemblée nationale du ko dindi parce que aussi am na loo xam ne bugguma ci woon sori mais daf ci am mooy bugguma waa justice jàpp ne ay feel walwaaru politicien lañ maanaam doon sikki mu président de la République ku mu bëgg a sànq ñu sànkal ko su ko bëggee dekkali ñu dekkaleel ko bopp jàpp na ne loolu mën na indi frustration ci magistrat yi parce que bés bu demee ba dugg ci bopp Sénégal yi ni justice bu defee bu daanoo nit président mën na ko dindi rek loolu defe naa bi ci des mooy ñi nga xam ne nag ñoom la mbir mi concerne tey muy Khalifa Sall ak Karim Wade dañ ko jàpp ci enrichissement illicite Khalifa ñu jàpp ko ci détournement de deniers publics ñun bi ñuy ñëw ci réew mi dañu fay fekk coow ne gaañu Sénégal yi ne dafa war a dakk nitu politiciens yi di jël alal réew mi di ko pasar man ma nekk président de groupe maa jiite bi ñuy wote code de transparence
maa jiite bi ñuy wote loi bi nga xam ne moo créé OFNAC maa jiite loi bi nga xam ne dañ koo indi pour yeesal pour gën a taxawal gën a defar Cour des comptes yooyu maa jiite loi bi nga xam ne dafa yaatal dafa yokk ñuy war a def déclaration de patrimoine yooyu yëpp dafa bokk ci principe dafa bokk ci programme bi nga xam ne Macky Sall dafa ko indi muy lu ñuy wax la gouvernance vertueuse. léegi bu fekkee ci au nom de la gouvernance vertueuse on a adopté toutes ces lois au nom de la gouvernance vertueuse on a condamné Karim Wade au nom de la gouvernance vertueuse on a condamné Khalifa Sall su fekkente ne amnistie lañu wala ñu gracier leen ban message la ñu jox Sénégalais yi loolu dafa mat a bàyyi xel loolu moo tax may wax ci principe laay wax gis nga man 8 ci wax 8 sama xalaat ak même nit ŋàññi ma ci sama xalaat loolu du moo may yëngal parce que li ma gëm dama am lu ma gëm dama am fu ma jaar ba agsi bi dafa am nu ma gisee réew mi dama jàpp ne am na changement yoo xam ne bu ñu ko defut suñu defut ndànk mën nañoo dem ba démocratie bi ak république bi nga xam ne ñun moom la ñu tiitaroo ñu dem ba am ci lu ñu naqari. oui parce que xam nga 58% yi moom ñoo woteel président Macky Sall ñooñu aussi mat nañuy déglu ndax ay doomu aadama lañ ami soxla 42% yi ko woteelu aussi mat nañuy déglu ñi toogoon seen kër bañ a wote ji ma ne man na 44% aussi dañ leen war a déglu parce que damay wax ne gouverner moom ñaari yëf rek la du yett mooy di fexe xam askan bi lan mooy seen yitte la ca tegu mooy boo xamee ba noppi nga wutal koy saafara c'est pourquoi je compte ma jàpp ne même ñi nga xam ne dañoo la ñoo nekk ci kujje politique gi boo ko doonoon candidat ñooñu moomuñu ñu leen doon woteel comme Macky Sall aussi moomut ñu ko doon woteel waaye nag ñoom ñëpp nag ñoom moom Macky Sall ndax ñoo ko fal dénk ko seen réew ngir bëgg mu defaral leen ko kon ñooñu aussi war na leen ci boole mooy benn ñi nga xam ne dañoo toogoon bañ a wote ji war nañoo fexe xam lan moo leen tee wote ji ndax démocratie bi lan moo leen ci soof bañ toog seen kër ñi ci des ñi nga xam ne woteeluñ ko lan moo leen naqari ci Macky Sall loolu nag dana ko gën a yomb ginnaaw ci dernier mandat la nekk bu fekkee falwaat du yitteem rek loolu yi Baaba Maal di wax daf koy daal di mën a def mooy gumba tëxlu jublu nag ci liggéeyam mooy lan benn li mu jotoon tàmbali mu àggale ko li mu yéene mu sos ko ci man defe naa ne loolu mooy programme bi mooy le 2 bu prêter serment ba noppi rek ñu commencé liggéey taxawal gouvernement bu gaaw parce que am na temps pour xam ñan la bëgg a def ci gouvernement bi ñu daal leen di nommer ñu def passation de service yi su ko defee bu 4 avril bu jeexee rek liggéey bi tàmbali waaw loolu man jàpp naa ne loolu mooy soxal réew parce que nag bu ñu ko fàttee Sénégal dafa bokk ci réew yu néew doole yi yàlla baaxee na am na xéwal yu feeñ nan fexe ba xéwal yooyu ñu jël ko parce que li ma gëm mooy bu ñu ko defee ni ñu ko war a defee rek fii ak 25 ans 25 ans gën ngaa bari Dakar kenn du ko Sénégal kenn dootu ko xàmmee ak Dubaï wala fu mel ne Qatar wala fu mel ne Arabie Saoudite ci ay xéwal ci ay loolu nag laaj na ñu préparer réew mépp ba kenn ku ne dugal ci sa loxo ñu ànd ak processus boobu liggéey boobu man defe naa loolu mooy li nga xam daal moom laay di ñaan waa réew mi nag ñu dal te wàññi politicienne bi di ñaan waa Benno Bokk Yaakaar nag bu président Macky Sall prêter serment ba noppi nag ñu def suñu états généraux waxtaan ci suñu biir seen ànd bi naka lañ koy mën a gën a dëgërale parce que 2012 ba 2019 président Macky Sall moo nekkoon dénominateur commun bi xëy na moo nekk dénominateur commun bi 2024 waaye nag jàpp naa li war a nekk suñu dénominateur commun fi mu ne nii pour ñu mën a bu fi Macky Sall nekkatul président Benno di wéer mooy PSE bi mu nekk suñu dénominateur commun benn ñaar mooy cër yi nga xam ne dañ ko war a kenn ku ne da ko war a am ci liggéey réew mi ñu jox la ko ba mat sëkk kon jàpp naa ne états généraux de la coalition Benno Bokk Yaakaar mooy farata la day tax ñu gën a defar ànd bi defar taxawaay bi su ko defee ñu mën a ànd ak président Macky Sall gunge ko ba mandaam jeex par des règles démocratiques ñu tànn ci ñun koo xam ni ñoo xam ni ñoom la ñuy proposé pour ñu mën a yor réew mi bu fi président Macky Sall jógee. wax dëgg yàlla li nga xam ne moo gënal mooy delluwaat Touba Gueye liggéeyal waa Touba loolu moom moo gën a soxal ci nekk ci ay gouvernement ba ma jógee assemblée nationale bëgg moo dugaat ci lu mel ni sax nekk ci cabinet président de la République su ma yàlla mayee li ma gënal wax dëgg yàlla itam dootuñu maanaam bu prêter serment ba du tee nag mu ànd ak moom ci politique waaye ay fonction moom bokku ci li nga xam ne moom programme na ko sama gënalu ma waaw gënalu ma